yéen Cambérène am ngeen bidaayam diine yéen ñi ñu naa sigil isaa file sant leen yéen waa Cambérène am ngeen bidaayam diine yéen la ñu naan sigil isaa file alhamdulillah noon ñu naan sigil isaa kon xabroom ba doy na leen ab ñaanukaay billaay lu ngeen fañaa alhamdulilah di ngeen kaam billaay waaw xabroom ba doy na leen ab ñaanukaayeen lu ngeen fañaan di ngeen ko am walaaye mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal lu bare bare ñu ngi toog ak nga xamante ne mooy sunu maman Oulimata Diop moom mi nga xamante ne moom moo nekk présidente GIE Maimouna Diène maman ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal lu bare bare di la wax salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di ñaanal xalifa général Baye Abdoulaye yàlla na fi yàggatu wér ak mbooleem rakkam yi mu àndal. ñu fas yéenee ñëw fii nag tey si mbas mi nga xam ne moo am si réew mi jaaxal ñëpp tiital ñëpp moo ñu fi indi tey ñu fas yéene si waxtaan yee si suñu population loolu daal moo ñu fi indi tey. ok maman ñu ngi lay jaajëfal lu bare bari maman bëgg nañ xam tey ji lan mooy sa nan nga jàngatee situation pandémie bi. xanaa metti rek metti lool te jaaxal ñoo tim te defe naa si jigéen ñi la gën a metti ndax jigéen ñi ñoo yor kër yi ñoo yor njaboot gi war a dem marché war a dem si boutique bi war a yónni sa doom te loolu lépp mënatoo ko ak économie bi nga xamante ne daaneel naka kenn mënatul jaay kenn mënatul jëndi ñuy ñaan si yàlla yàlla mi ngi fi indi yàlla na ko fi jële si barke boroom dëkk bi. Vous en tant que président du GIE tey jii yéen loolu la mooy seen taxawaay. xanaa jéem a waxtaan ak suñuy membre bu ñu waxtaanee ak ñoom xamal leen ni kenn famille bu nekk da nga war a jël sa responsabilité mooy di raxasu ak saabu di jël sel di toppatoo xale yi ñu bañ a taxawaalu comme jàngewuñu ñu góorgóorlu si xale yi surtout xale yi si biir kër gi ñu bañ leen di ñu bañ dem bitig ba di bañ a dem mbedd ma ñu dajale leen si biir kër yi ñu toog ndax yàlla musal ñu leen si parce que xale yi bu ñu muccee rek yàlla mën na am mag ñu mucc. waaw damay desandi yow foofu sax parce que bu mu xoolee ba xool la majeure partie xale yi ñoom ñi ngi taxawaalu ci bedd bi ñi ngi dem football ji et tout loolu tamit est-ce que tamit parents yi tamit amuñu ci wàll. bu rëy lañ si am parce que xale yi jàng ju mais kenn mën leen jële si mbedd yi loolu nag état mënu si dara maire mënu si dara kenn ku nekk yaa war a jël sa responsabilité bu dee say doom lañu bu dee say sët lañu nga fexe ba ñu toog si sa biir kër bañ a génn parce que xale moom dafa fragile lu ko laal dafa yomb wax waaw loolu la am nañ si responsabilité bu rëy lañ si am jigéen ñi dañu góor ñi bu ñu xëyee dañoo liggéeyi mais jigéen ñi ñoo war a des si kër gi toppatoo xale yi xale du danga koy jox rek gaa mu lekk naan déedéet xale danga koy yar di ko wàññi jëlal sa yar nga toog si buntu kër gi xale bu génn nga ne ko duggal si biir boo ko dóoree tey bu subaa dootoo ko dóor waaw. te aussi tamit parents yi tamit nañ bàyyi xel li nga xamante ni xale yi jàngi wuñu rek tam waruñoo nekk ci mbedd bi d'autant plus que tamit am nañ cours yi même bu fekkee jàngi wuñu war nañ leen defal ay activités tamit ci biir kër gi li ko defee bu ko defee ñu mën a réviser wu vu bien que ni apparemment nee nañ d'ici le 2 ou bien le 14 wóorugul ce n'est pas encore officiel pour wax ne ni njàng mën naa am loolu tamit lan nga ciy sant. waaw loolu moom ñu ngi ci sant yàlla parce que li tax man sama waa kër fi ñuy jàng sama sëti Mambay Fall école almahdiyu gaa moom mi ngi joxe ay cours ci portable yi bu jógee jox leen problème jox leen ay kii xale yi bu ñu toogee ñu def ko suñu ko defee delloowaat loolu moom gaa xale yaa ngi ci moom wax dëgg yàlla ñu ngi ci te ñu ngi leen ciy surveiller. léegi est-ce que tamit doon ñaaxaat tamit parents yi bu ko defee rek ñoom ñu gën a bàyyi loolu. waaw xam nga parents yi ñoom defe naa ñaax bi sax dafa warul sooy. parce que boo yoree sa doom ba mu màgg su ëllëgee yaakaar jariñoo kon donc
yaral sa doom moom jarul sax soril kenn ku nekk lu baax li nga bëggal sa bopp moom nga war a parce que waajur dafa am lu ne si moom waajur boo gis doomam kese lay bëgg mu gën ko si àdduna kon donc ki nga xamante ne da nga bëgg mu nekk sa relève ba pare gën la da nga ko war a jaarale si yoon da nga si war a góorgóorlu nga jaarale ko si yoon xam ni sa doom di àndal xam fa sa doom di dem surtout nag période bii ñu toll jamono bii ñu toll jamono gàtt tànk la jamono gàtt tànk la parce que comme dañ ñu toog leen si biir kër yi boo toogee si biir kër yi ñeneen ñëw ñooy ñëw na nga xam ñooy ñan te kuy ñëw tamit na nga jël say matuwaay ba mu mat sëkk teg sa ndox ak sa saabu ku ñëw na raxasu kuy génn booy génn jëlal sel boo dellu see si kër gi raxasul ba set nga toog loolu daal mën na am bu ñu ko defee yàlla mën nañoo musal waaw. kii maman ce dernier message lan ngay lancer tamit population bu ko defee ñu mën ci bàyyi xel. waaw population bi de li ma leen di lancer mooy yàlla dimbali nañu parce que fii dañ daan bari ay activités koor macha allah sopp koor dafa daan nekk fii daara ji nekk fii marché bi xumba lépp léegi lépp arrêté na loolu nga xamante ne lu ndaw loolu nga xam ni kenn gisu ko dañu koy dégg rek comme que moom moo mën a arrêté àdduna bi mu taxaw temm asamala ak nit kon nit keetim na góorgóorlu ba arrêté léppam jéem a toog si biir këram te xam ne yàlla moom noppi na waaw góorgóorlu daal mooy lii ñu wane nii ku ne am nga ko sa kër fu waay romb si mbedd yaa ngi koy gis nañu si sax buñ ci saxee boole kaa gàtt tànk yàlla mën nañoo dimbali waaw. kay maman Oulimata Diop ñu ngi lay jaajëfal lu bari ñu fàttali nag yow yaa nekk président wu GIE bu Maimouna Diène merci beaucoup. waaw mbokk yi ñu ngi nii ak sunu maman Oulimata Mbaye moom mi nga xamante ni nii moom mooy président wu daayira Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam bu Cheikh Mbacké Laye Gaïndé Fatma maman ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal lu bari di la wax salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi lay fay nuyu bu baax. maman bëgg nañ xam li nga xamante ne nii moom mooy pandémie bi situation bi nga xam ne ñun ñëpp ngi koy jàng di ko gis tey jii yow nii mbir mi noo ko jàngate. waaw ginnaaw bi ñu sante yàlla rek julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nuyu Baye Abdoulaye Diaw Laye di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te am wér ak ahlu bayt rasul bi yépp di nuyu nag dëkk bi yépp waaye di nuyu réew mi yépp ndax lii kat defe naa ni lu yàlla indi la mbas laa ko tudde man duma wax sax kii nag mam mbas laa ko tudde ndax loo xamante ni bi ñuy door lu ndaw la woon waaye tey jii yaatu na yaatu boo xamante ni tiital na képp koo xamante ni rek yaa ngi ci réew mi tiital na la fi mu ne nii kon nag li ci war rek mooy ñu jël ci ay matukaay lu wér te xam ni dëkk ya mu jëkke woon ñu doon ko négliger tey jii affaire bi dem na ba dépassé leen tey jii nag dafa mel ni loolu moo dal Sénégal ndax Sénégal dañ defe ni affaire bi ba léegi du dëgg ndaxte boo gisee seen comportement liñ leen di tere yow buñ la teree dara nga bàyyi sa doom si biti bàyyi say sët ci biti loolu mel na ni tere bi amul solo ndaxte xale yooyu bu ñu génnee mën nañu for doomu jàngoro bi dugal ko ci biir yow mi toogoon ci biir te bu ñëwee yow day jàppaat famille bi yépp kon nag ñun ni ñu aare suñu bopp ba mën a téye suñu bopp ci biir kër gi noonu la ñu war a mën a aare xale yi ba ñoom ñëpp ñu toog ci biir kër gi loolu daal laa ci amoon ci premier temps boo xamante ni loolu laay. vous en tant que président rawatina ci daayira bi tey jii yéen ñi yan disposition yan matuwaay ngeen jël ci loolu. waa ñun day daara Seydina Limaamu ba mbir mi accès rek comme école la école boo xamante ni ëmb na lu mat 3000 femmes bi affaire bi accès rek sëñ Cheikh dafa dogal ndigal ñu arrêté lépp loo xamante ni dañ ko doon def muy ci fii ci Cambérène ak yeneen cellules yi nekk ci àddina bi yépp dafa arrêté lépp ba tax na ñun tamit dañoo arrêté lépp waaye nag dañoo am suñu groupe boo xamante ni WhatsApp la ci la ñuy dugal information yi di ci dugal li nga xamante ni dañ koy fàttali nit ñi ndaxte lu ñuy fàtte amu fi mais nit ñi il faut ñuy waxtaan chaque jour di fàttaliwaat feebar bi di wax nit ñi ñu fagaru ci jël ci loo xamante ni daal ay mesures yu wér la loolu moom yàlla dimbali nañ ñu ko ba ñëpp léegi tubaarkàlla ñëpp a ngi ciy jaar waaw. kon yéen da ngeen
def benn groupe WhatsApp bu ko defee rek ngeen mën a partager foofu noonu seen message. waaw comme dañu yaatu Cambérène dafa yaatu loolu yàgg na parce que bu ñuy def amee événement sax ci la ñuy dugg rek wax événement bi yépp lii tamit yaatu na ba nga xamante ni bëgg nañ ñëpp jote ci moo tax information bu am ci feebar bi rek dañ koy daal di publicité ñëpp yëkk bu ko defee kenn ku nekk jël ci say ay matukaay. kon donc yéen comme que gis nañ ni ci membre fédération bu développement wu Cambérène tamit yéen ci ngeen bokk loolu tamit loolu lan moo ko yokk. waaw ndaxte ñun dañ bokk ci femme de développement parce que presque man maay présidente daa ki groupement Sopp Baye Laay waaye li xew foofu rek moom moo xew fii parce que lépp lu ñu wax rek il faut ñun ñu toog waxtaane ko xam ne épidémie bii du caaxaan ñun nag ñun ñoo war a jël suñuy matuwaay bu baax a baax doom yi suñuy doom lañ yilifunu xale yow yaa ko mën a yilif mais moom mënula yilif xale yi nañ mais na seen waajur yi jël seen responsabilité parce que Cambérène boo fi duggee rek ndax Cambérène man ci laa dëgg te ci laay waxee boo duggee rek da nga naan Cambérène xanaa dara sa xew fi te loolu nag dafa dangereux yàlla mi ngi ñuy dimbali amuñu kaa waaye nag dugg bi génn bi bari na ndax ñi dëkkul Cambérène di dugg biir Cambérène di muy marchand ambulant yi nga xamante ni dañuy jóge seeni dëkk ñëw dugg ci Cambérène di dugg ba ci biir kër yi xam nga ñooñu bokk ñoom xamuñu leen xamuñu ndax ñoom fa ñu jóge maladie maa nga fa am déet waaye dañuy leen di bàyyi ñu dugg ci biir dëkk bi xam nga loolu nag bu amee rek kenn ku nekk war nga nag xoolaat li nga xamante ni mooy sa taxawaay ci mbir mi waaw loolu daal laaj. waaw surtout ça sax parce que bu ñu xoolee pratiquement les jeunes yi nga xamante ne nii gis nañ ni ñuy doxalee tamit vis-à-vis de Cambérène te loolu tamit ñu ngi koy ñaawlu torop yow tamit loolu la moo ci sa xalaat. xanaa ñaawlu ko rek ndax nee naa la fi mu ne nii Cambérène dafa yaatu na yaatu boo xamante ni ñun moomatuñ suñu bopp nit mën na fi def dara sax ñu ni waa Cambérène te fekk na du njuddum Cambérène kon nag ñun ñi nga xamee ni ñooy njuddum Cambérène ñun ñoo war a jël yëf yi à mai waaw jàppal ko suñu bopp nag. képp koo xamee ni nan nga ñu yàqal lii ñu taxaw jëfante ak yow parce que dëkk yu diine yu bari loolu moo fa am ñoom ñoo jëlal seen bopp yëf yi taxaw képp koo xamee ni jalgati nga yoon ñoom ñoo la koy wan avant état bi di ñëw wala policiers yi ñëw sax ñoom ñoo la koy wan kon li may delluwaat rek di ko wax sama doom yi di ko wax sama sët yi mooy ñoom ñëpp ñu delloo si waat seen xel ci feebar bii nga xamante ni mi ngi gën a yokk rek ci sunu réew te bu ñu jëloon matukaay yi nit ñu ko waxee xëy na feebar bi du agsi fii waaw man daal li ma leen di ñaan di ko ñaan sama bopp di ko ñaan moo leen jullit mooy ñun ñëpp nañ jël matukaay yi raxasu jël kii bi fomp jël saabu yi raxasu eau de javel ak yépp set moom wax dëgg yàlla moom la lislaam bëgg waaw kon nag comme moom la lislaam bëgg ñun ñëpp war nañoo jublu ci set gi nga xamante ni moom moo koy dindi di def takk masque bu ko defee yàlla nag moom mën nañu cee dimbali ndax yàlla rek moom mooy tege ñu ngi ñaan suñu borom moom nag di tege yàlla na ko fi yàlla jële yàlla bu mu ko teg ku mu ko tegagul woon yàlla boo ko gis yàlla boo ko xam waaye ñi mu ko tegit ñoo ngi ñaan ci kàttanam ak nammeelam yàlla na ko dindi si ñoom ñoo ngi ñaan ci yàlla mu jële fi jàngoro ji nga xamante ni ñépp dañoo stressé yàlla na ko fi yàlla jële ci barke Maadi Yo Issa yàlla na ko yàlla dàqal daal ba mu sori loolu daal laa si amoon lu ma si wax. léegi yow lan ngay wax parents yi nga xam ne dañuy bàyyi seen doom yi nga xam ne ñoom dañuy génn ci biti te ñoom jàpp ñu xel ni tey jii mbas mi lu am la dëggantaan parce que boo xoolee la majeure partie du bëree bëri malgré que ni ñu ngi sensibiliser booba tey mais dafa mel ni ñoom dégguñu. waaw am na ñoo xamee ni ñoom ba léegi affaire bi caaxaan lañ ko def te loolu nag moo gën a garaaw ndax dëkk yi mu jiitu woon wax naa ko sama commencement wax ñooñu ay caaxaan lañ ko tegoon ba tax na jàngoro ji ba mu fa duggee dafa gaaw ndax jàngoro la joo xamante ni wàlleem moo gaaw daal kenn mënu ko maîtriser loo mënul maîtriser nag da nga ciy jël ay matuwaay waaw cas communautaire yooyu nga xamante ni moom moo lëmbe réew mi moo tiital nit ñi ndax xamuñu fooy jële jàngoro ji kenn mënu ko suivre kenn mënu ko topp loolu nag ci diggante bii ñuy defaleen di saafonteeka naanante attaaye yeeg ak di toogandoo ci grand place yi loolu moom moo koy indi waaw te loolu ba léegi mi ngi gën a am nit ñi dañoo defe ni daal maladie bi daal ay caaxaan la te du ay caaxaan nag waaw du ay caaxaan kon nag ñun ñëpp daal
ni ñuy ñaan yàlla daal ñun ñëpp ñu xamandoo ni jàngoro ji dugg na sunu réew ñun ñëpp ñu xeexandoo ko ngir mu génn sunu réew dara yàggul buñ ko xeexandoo toog ku amul loo soxla bu jàmp nga génn ñun ñëpp ñu toog ci sunuy kër yàlla mën na noo dimbali ba nga xamante ni jàngoro ji dinañ ko mën a xeex mu génn sunu réew xeex ko mu génn ci àddina bi yëpp yomb na yàlla nag mën na ko yàlla nañ ko sunu borom ba defal. lan ngay dénk donc sa mbokku jigéen. sama mbokku jigéen yi li ma leen di dénk rek moom laay dénk sama bopp ndax ñoom ñoo yor njaboot gi nit nag bu yoree njabootam man duma ni manuma ci kii dara doo mën a jur sa doom ba pare ni manuma si moom dara loolu kay amutoo responsabilité da nga war a jur sa doom nag am ci moom responsabilité xam fu muy yem xam fu muy dugg xam fu muy génn waaye boo xëyee rek yow tant que gisoo sa doom yow sa yoon newu ci moom bu la indilee nag musiba nag ngay doog a tëb di kërti loolu man maa ngi koy dénk sama bopp di ko dénk sama mbokk jigéen yi nañ leen farlu te téye xale yi ci biir kër gi jar na sax bu ñu defee seen étude ba pare nga wutal leen fowukaay ñoom ñëm ñu doog foo ndax xale mënul toog chaque jour suba ba ngoon ni day jàng mënu ko ndax xale dafa war a fo dafa war a génn kon nag ñun ñoo war a wut suñuy matukaay yoo xamante ni dinañ wutal xale yi suñu doom yoo xamante ni man mii sama waa kër nido li may bañ nido yëpp dama mujj a jël benn nido jëndal leen ko bu ñu defee seen cours ba pare ñu toog foofu di nido bu ko defee duñu mën génn loolu daal laay dénk sama bopp di ko dénk mbooleem jullit di ñaan nag suñu borom daal yàlla na ko fi jëlee waaw loolu rek mooy wax bi ñaan yàlla daal yàlla na ko fi yàlla jëlee rek waaw. ok maman ñu ngi lay jaajëfal lu bare. waaw kay yéen itam ñu ngi leen di jërëjëfal bu baax a baax ndax yéen wax dëgg yàlla ñun rek ngeen fi nekkal nee naa leen ñun ñi ñuy jàppale ñoom ñun lañ fi nekkal waaw kon nag dañ leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla daal yàlla nu yàlla may dégg ak topp waaw kay jërë ngeen jëf laa. mbokki mission mi ngi law di dem boobu ba tey macha allah ñu ngi toog ak nga xamante ni moom mooy monsieur le maire de Cambérène ñu gën ko xam ci turu Mame Amadou Samb monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal lu bare bare di la wax salaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi lay nuyu di la fay Fatou Laye di la masawu. monsieur le maire macha allah gis nañ booba tey sa taxawaay par rapport ak pandémie bi mais bëgg nañ xam aussi tey jii. nan nga gisee comportement commune bi face à la pandémie. waaw comportement waa Cambérène macha allah c'est vrai que bi ñu commencé gis ngeen li xew ci Sénégal gi yépp loolu tamit xewoon na fi waaye macha allah au fur et à mesure ñuy dem jikko yi gën na évoluer ba fi mu nekk nii bu heure bi jotee 8 heures moom daanaka dootoo gis kenn ci biti loolu nag ñu ngi ciy gërëm population bi. di si gërëm service d'ordre yi nga xam ne boobu ba léegi tamit ñoom tamit tooguñu noppalikuñu di sant ñëpp vraiment tey revenir nañu à la raison xam ni mbir mi du ay caaxaan. bëgg nañ xam ni message bi nga xamante boobu ba tey ñu ngi koy jàllale jàpp ngeen ni jàll na bu baax. waaw message yi jàll na vraiment jàll na ndax bu population bi demee ba nga xam ne tey ñu ngi toog di takk masque di xam leen war. di moytu yenn regroupement yi loolu message bi moo ko waral ndax boobu ba léegi tooguñu 15 quartiers yépp donc tey ñu ngi nii ci siège bi te 15 quartiers yépp vraiment du benn quartier boo xam ne demuñu fa wax ak nit ñi sensibiliser leen ba nga xam ne tey ku ci nekk tey xam nga vraiment li la war moo tax bu heure bi jotee rek dootoo gis kenn ci mbedd mi vraiment ñu ngi ci gërëm ñépp. monsieur le maire booba tey ñu ngi dégg les cas communautaires tey ji bëgg nañ xam tamit yenn mesures ngeen jël pour bu ko defee rek mbir mi du am accès fii nga xam ne mooy dëkk bi. waaw cas communautaire yi moom moo jaaxal ñëpp ndax mbir moo xam ni tey xamoo ki ko am ak ki ko amul nit da koy am sax te du tëdd donc wala mu lay romb sax li may wax di sport nga ni peut-être que kii sax mi en bonne santé fekk mi ngi ak doomu jàngoro ji loolu doy waar la. yàlla daal moo ngi siy dimbali mais aussi population yi tamit xam nañu léegi daal vraiment ñëpp yeewu nañ ci loolu ba nga xam ne tey kenn joxetul loxo vraiment dommage parce que ñun nuyoo la ñu xam waaye kenn joxetul loxo ku nekk nga moytu ku nekk nga takk masque am mais aussi ku nekk ngi moytu yenn regroupement yi loolu defe naa bu ci saxee rek cas communautaire yi mën nañu sori. bu baax mais aussi tamit am na loo xamante ni nii ñun tamit taxaw nañ ci def ci seetlu vu bien que ni rassemblement yi fii nii ci bopp koñ yi jeunes yi tamit ñu ngi koy def te loolu tamit lu ñuy ñaaw la loolu lan nga ci sànni.
waaw mooy li ma wax sànq rek mbir mi xam nga ku la ne sangul sa taar la bëgg tey boo demee bay génn àndoo sa papa àndoo sa yaay di dem fu la neex donc loolu majeur nga dootoo xale te tey boo gisee télévision bi tey bu ñu sensibiliser sax da ngay gis même les laago yi sax ñi nga xam ni déggul wala jool sax dañ leen di defal ay gestes massamaak nag yow mi nga xam ni yaa ngi wax yaa ngi dégg donc am na comportement yoo xam ni comportement du responsable la maanaam da nga war a nekk nit waaw donc yow sauver sa bopp mais aussi sauver déjà sa entourage say mbokk say doom say soxna yépp mais aussi communauté bi donc loolu ñu ngi ci police bis bu nekk mu ñëw fi bis bu nekk mu ñëw fi xam nga nag Sénégal moom dëkk yépp la mënoo citoyen bu nekk nga teg benn policier ci ginnaawam loolu mënul nekk gis nga police yi tey coono tey kenn amatul congé kenn amatul kenn nelawatul donc ki nga xam ne nag tey police bu la dàqee tey bu subaa nga ñëwaat mais loolu bu suba police day ñëwaat dàqaat la rek ñu dàqaat la parce que tamit kenn du la dóor yet wala kenn du lay takk yeew yóbbu donc yow yaa responsable donc ñi koy def tey dañuy ñaan ñu bàyyi ko ndax tey ku leen sangul sa taar la bëgg beneen bi tamit dañu musal ci loolu. mais tamit est-ce que tamit yaakaaroon ni war nañ ci jël tamit mesure ferme aussi. waaw jël na ci mesure ferme mooy bu ñëwee léegi 8 heures 8 heures dañuy du ñu lal 8 heures dañuy daw parce que 8 heures bu leen fekkoon ne li ñuy ramasse yóbbu maintenant nag kii jaay après 6 heures du matin mais li may wax rek policiers yi mënuñu nekk fépp tey bu amul aussi ñi fay jënd aussi mais kooku dootul jaay bu amul ñu jënd dootul jaay keneen ki aussi mooy ki nga xam ne tamit dàq nañ ko mais bu la dàqee magum jëmm nga tey luñ ci fekk rek ñoom la ndax police mi ngi fi en civil comme en tenue waaw ñoom ñëpp ñu ngi fi te tamit vraiment Cambérène ñaanul yàlla sax xiiroo ngaay di fi am jàpp dàqanteeg yooyu kooku waruñu ñun sañu bopp ñun c'est une communauté boo xam ne tey war nañu mën a waxtaan déggoo bu ñu la nee yemal fii nga yem fa loolu mooy yoon mais nag yow nekk magum jëmm di jaay café boobu ba léegi ñu bàyyi la ngay jaay tey jii tey mbas mi am ñu ne la bàyyil en attendant ndax dañu bëgg ñëpp wér nga ne du ma ko bàyyee loolu baaxul déjà yaa ngi tooñ et te tamit Cambérène daal kenn xamewu ko loolu mais toujours rek ñu ngi sensibiliser police mi ngi ñëw tout le temps ba si sax marchand ambulant yi ñi nga xam ne ñooy jaay si oto yeeg yooyu police mi ngi ñëw seulement que dañu dëgër bopp rek ñu dëgër bopp mais police mi ngi ñëw te incha allah ñu ngi si. hier nag dem nañ fi nga xamante ni moom mooy marché Cambérène ñu dem fekk fa situation bu désastreuse boo xamante ni loolu tamit soxlawuñu ko vu bien que ni hygiène moom lañ bëgg te nee nañ Covid bi dafa li nga xamante ni moom mooy saleté moom la bëgg te lañu fekkee situation bi ne doy na waar yow tamit loolu nag lan moo ci sa jàng. waaw li may wax ci marché bi mooy marché bi fukki at yi passé yépp marché bi mosul taxaw jël benn oto ñoom jël oto vidange oto manque ñëw manque mosul am oto maire bi moo daan dem bien que marché la tey ku jaay tey versé woo maire bi sa poche ngay versé wala sa bopp nga moo tax ngay xëy te loo fa am da nga koy yóbbu sa njaboot donc marché yépp dañuy am caisse am fond am comité de gestion ñoom defe naa amuñu ko wala boobu bu ñu ko amee tey en tout cas mosuñu jël oto toutes les fois oto maire bi mooy ñëw manque oto bi nag dafa panne oto day panne oto bu daw pendant fukki at dootul oto bu bees donc mi ngi en réparation tey yaakaar naa ni tey ña fay jaay tey nekk fa di fa xëy di fa gont te lu ñu am yóbbu seen kër war nañu mën a làmb seen poche jël oto bi manque ko parce que ñun lañ fay def tey def nañ fa toilette yu bees douche yu bees mi nga fa defar nañu toiture bi dafa daan taa bu tawee daanaka kenn du xëy tey dalee nañ ko ak yooyu yëpp yu sew mais yii yëpp donte mën nañ ko sax mais xam nga nit ki da nga koy wax dëgg te aussi tamit jàngal ko ndax marché boo dem tey ku fi jóge fii tey dem jaayi Parcelles Assainies wala nga jaayi unité 3 fii da ngay verser da ngay fay tey jii lu mel nii bu amee ñu organiser wu ndax mbooloo foo moom organisation foo moom ku jiitu bu waxee ñu topp si waaye nag toog fi nga toog wax rek te li nga waroon dox defoo ko loolu baaxul. foofu laa bëggoon ñëw sax est-ce que tamit yaakaaroon ne ñoom da nga leen war a woo ngeen toog waxtaan trouver tamit benn terrain d'entente parce que tamit nit ñi ngi fay jàll di dem ak ñëw li ñi nga xamante moom la ñuy def ci biir yi tamit fa lañ koy jël di jee te loolu tamit lu doy waar. waaw am nañu programme ren ji incha allah pour defaraat marché bi déjà yokk cantine yi on a avec le programme PACASEN programme développement bi nga xam ne tey Banque mondiale moo ko baaxee presque 123 communes sur l'ensemble des 557 communes yu Sénégal yàlla dimbali ñu si ba Cambérène si la bokk
bu ñu ci bokkul woon mu gën a ñaaw mais on a ce programme loolu incha allah ñu ngi si ba ren ji bëgg nañu defaraat marché bi yokk ko loolu mais li ma la wax mooy benn loxo du tàccu benn loxo du tàccu te ay kàmbare rek ñoo fay jaayee ndax war nañu mën a waxtaan ba juboo defar marché bi waaye nag su fekkee nit ki da nga koy jàngal napp waaye du chaque fois bu soxlaa jël nga li ko am loolu wax naa leen ko ba tàyyi ma ne ko marché sañu maam yi sañu yaay bi ñu daan jaay kermel dañ may wax ni ndax damay waxtaan fi laa dëkk dañ la naan boo duggee si douche bi da ngay joxe 50 francs wala 25 francs pour ay yu mel noonu ay parties communes comme on dit boo amee yu mel nii ñu xam ne kat marché bi yaa ko moom parce que li may wax rek marché bi ñoom jaayuñu versé si maire bi ku nekk da ngay jaay yóbbu déjà cantine yaa ngi fa ku nekk am nga cantine donc man loolu lay wax ndax man du ma ko raay wax naa leen ko du tey nag mais ñu ngi si daal ñu ngi si oto bi dafa paan incha allah bu dépanné nañ daan def dañuy dem jël ak sañu moyen vidé ko te loolu def nañ ko pendant fukki at def nañ ko tey jii mu paan tey ñu bàyyi ko noonu te ak feebar bi ñoom ñoo ko waru woon nangu sax ñoo ko waru woon nangu sax parce que mbir mi booy dem sa kër sax waroon nangu mu tilim marsement fi nga xam ne tey da nga fay jaay lekk sa teraanga fa la nekk donc loolu moo tax mais incha allah ñu ngi si. tey jii gis nañ ni préfet de Dakar génne na benn décret par rapport ak njàng meeg njàngale mi nee nañ ce n'est pas encore officiel d'ici le 2 juin wala bala 14 mën na am que ni élèves yi mën nañ retourner waat tamit ci classe yi tey jii yéen yan matukaay ngeen jël bien avant tamit xale yi tamit di dem jàngi ji parce que il va falloir que ñu jël ci ay mesures bu baax. waaw décision jàng. ak ñàkk jàng loolu moom décision étatique la war a nekk état moo décidé te état bien que ñun la ñu sédd gestion éducation nationale bi mais gestion bi c'est une gestion de proximité waaw maanaam tey maître yeeg yooyu ak décision majeure yi état moo koy jël alors léegi ñun nag ñu ngi bootu ci état bu état ne na xale yi jànge te am na fànn boo xam ne gox-goxaan yi ñoo koy yore su boobaa dañuy def comme ñëpp rek mais pour l'instant ni amaguñ ci benn information te ñu ngi jël ay matuwaay pour xale yi daal vraiment mën a dem comme désinfection désinfection service d'hygiène major Alangom ñëw na fi dès le début de la pandémie dafa tout le tour de la commune école yi jumaa yi marché bi ngay wax nii dem na ci hôpitaux centre de santé yi yépp fépp daal foo xam ne mbooloo dafay rek ba ci jumaa yi jàkka yi léegi nag am naa yaakaar balaa ñoo xale yi commencé waat jàng incha allah du ñu ñëwaat encore defaat li mu defoon mais daal daañu jël suñu matuwaay en tout cas li ñu état wax ñu def ko daañu ko def ndax décision jàng bi moom moo ko yore waaye nag su bu ko décidé ba ni léegi commune bi lii mooy wàllam su boobaa incha allah ñun dañuy obligé bu bootu ci loolu jël ay matuwaay pour xale yi mën a jàng mën a mucc. par rapport ak aide alimentaire yi tey jii yéen nan nga ko doxal. waaw aide alimentaire yi déjà dañuy gërëm son excellence le président de la république parce que tey lii tey du ma ne mënoon na si bañ fekk waaye wareefam la waaye dafin bi rafet na te aussi vraiment ñëpp a ngi koy gërëm di ko sant ndax nag mbir mi yàlla ko fi wàcce mu am si taxawaay bu mat sëkk vraiment Cambérène def nañu réunion ak le sous-préfet Babacar Ibramar quartier yi macha allah keroog ba ñuy séddale amul benn coow vraiment séddale nañ ko ni mu gën rafetee bi ñuy dem dañu joxante loxo te yéen a ngi dégg am na ay gox yoo xam ni coow jub na fa waaye fii moom vraiment macha allah liggéey nañ liggéey bu rafet quartier bu si nekk def nga sa liste ba liste yi yëpp ñëw na vérificateurs yi ñu ngi ci terrain bi ba mardi incha allah suba à midi la ñu bëgg a valider toutes les listes des quartiers comme ça bu dund gi ñëwee rek ñu mën ko séddale ni mu gën rafete fii daal amul coow macha allah jaar kii ciblage bi jaar na yoon choix yi rafet na te ba daal am na yaakaar tamit distribution bi tamit noonu lay mel daañu éviter yenn regroupement yi am na ñoo xam ni quartier yoo xam ne ñu ngi commencé organiser wu pour xool bu ñuy jëlee suba gi ñuy jël ngoon en tout cas ñu bañ fa fekkante ba nga xam ne du nekk jàngoro saafara bu dul jàngoro comme on dit. On voit des tiraillements aussi tamit venant des quartiers tamit loolu tamit lan moo koy expliquer. waaw tiraillement yi lu koy expliquer mooy mbir mi moom yàlla moo rek moo matal
yàlla moo matal donc président li mu def nii li mu wax léegi rek vraiment wareefam la waaye rafet na bu ko neexoon defe ko neneen mais li mu def nii rafet na yàlla nag nit ki nag kenn mënu am lu ko doy te aussi choix boo ko amee rek saa yoo defee choix rek am na ñoo éliminé mënoo jox ñëpp yàlla moo ko mën te defu ko donc tey ñi amul nag bon dañuy comprendre li si gën am solo rek mooy critères yi maanaam tànneef bi nga xam ne tey jaar na yoon rek moo si am solo bu jaaree yoon rek ndax Cambérène benn bopp la tey jii tey su ma amulee amaana sama rakk am na wala sama mag wala sama soxna wala sama keneen wala sama mbokk donc tey loolu lépp nag faut ñuy comprendre que metti na waaye ñaan rek solution bi gën a bi ñuy séntu daal mooy yàlla jëlee ko fi ñëpp dellu seen sago. En tant que monsieur le maire, est-ce que yaa ngi def contribution financière venant de population au Cambérène? waaw def nañ ko dès le début def nañ ko daanaka donte doole gi barewul sax mais li ñu am dugal nañ ko si joxe nañu gel joxe nañu masque des produits joxe nañ ko yooyu nuyu remercier aussi le trésor parce que je sais que ni bu doon en temps normal amaana duñ ko def parce que Cambérène amul fond mais comme xam na ne ñëpp ngi def alors tamit bi ñu bindee def l'essentiel la procédure et mu dimbali ñu si loolu ñu ngi ko siy remercier joxe nañu di profiter aussi occasion bi di remercier ñëpp ñoo xam ne joxe nañ si parce que tamit li may wax rek nagam état avec le budget national mooy tendre la main fu nekk muy la loo am indil masama ak ñun sañu commune yu ndaw yi donc tey kenn rek mënul yenu lii mbiru yàlla la mbas bu ñu ko dee wax moom dañ naan kenn mënu ko yenu loolu rek ñëpp dañ ciy jàpp gis ngeen tey dëkk yi ñu am yu ñu ëpp doole yépp su fekkoon xaalis la ak faj ak loolu rek tey loolu du fa am waaye ñëpp a ngi siy jàpp te fii aussi Cambérène ñëpp jàpp nañ si association yi jàpp nañ si vraiment dëkk bi ñëpp daal kenn toogul ñëpp a ngi siy jàpp. Ban message ak conseil donc ngay jox population Cambérène? waaw message bi rek mooy gën a taxaw gën a am taxaw waaw seetlu bu baax bañ a toog daal bañ a naagu tamit bañ a naagu ndax li naan ku naagu daagu dugg fi wala lii du fi dugg loolu moom am na domaine boo xam duñ si dugg ndax ay nit lañu ay nit lañu duñu yàlla duñu yonent bi donc nañu nekk nit rek def yëfu nit nag mooy moytu li nit ñi def nga def ko di raxasu di takk masque fi nga war a dem nga dem fa foo warul dem boo xam ni tamit du farata nga toog moytu xam ni tey mën na dugg fu nekk waaye ñu ngi gërëm ñëpp daal vraiment taxawaay bi rafet na conscience bi mi gën a développé bien que metti woon na au début metti woon na saa yi fii daal coow li bari woon na waaye sant yàlla daal wàññeeku na bu baax a baax ba tey jii tey ñëpp jóg nañu à commencer par comité bi xam ni comité local donc de lutte contre la pandémie bu Cambérène di nuyu corps médical bu Cambérène le privé comme le public ñu nekk activité yépp gis nga doyen yaa ngi nii toog tey ku si nekk rek yaa ngi bàyyi nga sa soxla bàyyi nga sa lépp ngir taxawu dëkk bi taxawu sa bopp taxawu say mbokk taxawu vraiment yépp commune yépp daal te ku si nekk tey amaana loo mënoon defi ndax yaa ngi sa structure privée waroon dem am si wala nga toog sa njaboot wala kenn toogul gis nga dimanche démb rek ñu ngi woon si mbedd mi te chaque jour noonu la loolu di leen si gërëm waaye li may wax rek liggéey sa bopp ngay liggéeyal ndax dëkku Seydina Issa bi yaakaar naa ku ko taxawu yàlla taxawu la donc tey te ñoom ñëpp macha allah joxante nañu loxo di docteur Sadibou Diop ñoom ñëpp macha allah rafet na lool ñu ngi leen gërëm di leen sant bu baax. donc lan ngay jox wax comité local aussi. comité local bi waaw di nuyu ñu fi comme doyen Sibori Diop xam ni moo fi toogal pharmacien yi yaa aussi corps médical ñoom Ndion Ndiaye Seydina Kane ñoom ñëpp ku lim juum vraiment délégué de quartier yi c'est un comité boo xam ni toutes les composantes ngi si conseil municipal bi commission santé mi ngi si délégué de quartier yi sañu tonton Rane mi ngi nii moo fi toogal délégué de quartier yi bàjjenu gox yi ñu ngi si relais communautaire yi ñu ngi si ñoom géej donc association yi vraiment imam yi ndayu daara yi daal ñëpp daal voilà on a aussi bu bañ a fàtte tamit le poste de santé Cambérène 2 poste de santé Kofi Annan c'est un nouveau centre des fois dañu koy fàtte
ñoom aussi ñoom ñëpp en tout cas toute la commune daal tous les 15 quartiers ñëpp ngi ci biir bàyyiwuñu kenn ndax mbir mi kenn moomu ko bu ku nekk defee lii sa gox amaana mbir mi mën na daw mën na toxu te buy toxu tamit na génn àdduna parce que tamit bu amee fii amul fële ñëpp sonn donc dañ koy ñaan rek yàlla éradiquer ko maanaam mu jóge ci àdduna bi yëpp vraiment nit ñi nekk ci jàmm muy fii muy bitim réew ñëpp nekk ci jàmm ba daal feebar bi yàlla saafaral ko ñu dellu sañu sago dellu sañu jaamu yàlla ak saafante. waaw monsieur le maire ñu reste ba tey ci décret bi nga xamante ni préfet de Dakar génne na ko ndaxte mi ngi naan ñi nga xamante ni commerçant yi ñi nga xam ne ñoom ñooy jaay lekk comme supposons viande yeeg ñiy jaay jën ak ñiy jaay légumes ñoom dañ leen may lundi mercredi ak vendredi les autres yi nga xamante ni ñoom jaayuñu li nga xamante ni moom mooy lekk ñooñu mardi lañ leen may ak jeudi samedi ak dimanche duñ ko liggéey yow loolu noo yaa ngi. waaw xam nga mbir mi moom dafa toll foo xam ni xam nga tey bu mbir mi demee ba assemblée daanaka liggéeyatul voteetuñu loi dañu jël lépp jébbal ko président nga xam ni du ay caaxaan amatul voté loi amatul leneen mën na ni wax ni dañu jox carte blanche président ndax mu mën nañu à bon port te mi ngi si ñaan yàlla dimbali ko état day am information yoo xam ne ñun duñ ko am parce que dañu toll foo xam ne kenn waratul xool sa intérêt personnel lii laay am du ma am lii damay ñàkk lii loolu waratuñ ko xool li ñu war a xool mooy nañu sauver ñun ñëpp ndax njariñ loo fekkee donc loolu moom du ma si am benn commentaire lu dul rek jëfe ndigal ndax mooy dëgg mooy yoon ndax nit ki doo ni ko yóbbu ma kaas bi ba pare ni ko nag doo ma jaaral fii nga may jaaral donc tey ñoom ñoo am information ñoom ñee planifié ñoo xam seen garab fu mu toll ñoo xam seen moyen fu mu toll donc tey ñun ñëpp na nekk ay citoyen rek bu ñu dogalee comme ça ñu mën si tënku ndax loolu moo ñuy musal. mais tamit ñoom commerçant yi bu fekkee loolu tamit respecté wu ko yow est-ce que tamit am nga ci mesure yu ñu ciy jël. waaw état bi xam nga yu mel noonu moom saa yu ñu ko jëlee rek décret moom saa yu ñu ko jëlee rek loi sax day am sanction maanaam defal lii boo ko deful lii moo la si dal loolu moom mënoo prévoir loi te amoo sanction donc tey moo tax kenn du ñu yëguma parce que dañ koy siiwal te ñëpp dégg nañ ko rajo donc yow boo ko wàccee rek am na looy xaar te nag état noonu la ndax ñëpp mënuñu décider et jàkk moom lu mu rëy benn imaam lay am ñëpp topp ko bu dul loolu kenn du julli donc tey nag bu ñu jëlee sañu mbir jébbal ko moom le président ni ko kat vous avez la légitimité de décréter et du ñu def lu dul su waxee ñu topp si ndax xëy na information ya muy am ñun duñ ko am te aussi li ma wax rek ku la dénk nga ni ko kat yow laa yaakaar ginnaaw yàlla donc bu la nee defal da nga ko war a def dañu nekk citoyen modèle et jëfe ndigal yooyu incha allah te di ñaan yàlla rek li ñu siy muccal rek mooy feebar bi jóge fi loolu daal bu fi jógee rek ñëpp noppalu mais tant que jógee fi nag defe naa président wala autorités yi am nañu droit loolu si légitimité la wax ni def leen lii te bu ñu ko defee aussi bu ñu ko digalee ñun sañu jàmm mooy ñu respecté ko te may ñaan yàlla ñëpp respecté ko. mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal lu bare bari macha allah c'était tout pour aujourd'hui di jaajëfal ñi nga xamante ni ñoo doon suñuy invité di bàjjan Oulimata Mbaye moom mi nga xamante ni moom mooy président wu daayira Seydina Limamou alayhi salaatu wasalaam di remercier aussi tamit maman Oulimata Diop moom mi nga xamante ni moom mooy présidente GIE bu Maïmouna Diène di remercier encore une fois tam monsieur le maire ci taxawaayam macha allah ak kàddu yi nga xamante ni ne yëkkati na ko tamit di remercier ñëpp képp ku nekk ci comité bi local lutte contre le Covid-19 di sans oublier aussi nos aimables caméramans Vivian que seen taxawaay macha allah rafet na trop di jaajëfal Jamalaay FM di leen remercier lu bare bare waa Chinu TV ak waa Gox gi TV aussi merci beaucoup la Martha di leen jaajëfal lu bare bare sant leen yéen waa Cambérène am ngeen mi daal yam diine yéen lañu naan sigil isa filiine alhamdulillah man ñu naan sigil isa filiine yéen naan sigil isa filiine kon xabroom ba doy na leen ab ñaanukaay billaay lu ngeen fañaa alhamdulillah
di ngeen kam bilaay waaw xabroom ba doy na leen am ñaanu kaayeen lu ngeen ko ñaan di ngeen ko am